خليل يا غجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا غجا وانزلا بالتواون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ñoo ngi yëkkati nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyu saal bi di nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekk di jiital sunu sëriñ suñu mbokk taalibe sëriñ Moustapha Sy ibn sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin. sëriñ ñoo ngi lay sant di la gërëm di la wax massa coono di la wax dalal ak jàmm di la wax ni lay ñëw nga sa kër te wàllu Mezane namoon nañ la waaye dama koy dagg foofu ndax dañoo am ay contrainte de temps ndax dañu am assessoré bi nga xamante ne moo fi nekk ak si ndeko bi ak ñi mu àndal te xam nga lépp loo gis da nga koy tënk ci temps te comme que ñoom dañoo am ay xat-xat ñu bëggoon nuyonte ak ñoom jox leen kàddu ñu adressé wu ak mbooloo mi bu nu paree ñun ñu dugg ci li nga xamante ni mooy liggéey bi. Stavo dicendo che scusiamo del ritardo che abbiamo accusato, perché sappiamo già che siamo molto onorati di avere qua i nostri vicini, il sindaco, il signor Matteo Zani, affiancato dalla Pezzola Marcella, assessore ai servizi sociali, senza dimenticare il suo consigliere, la Anna. Come ho detto prima, scusiamo, siamo molto dispiaciuti per il ritardo che abbiamo accusato. Quindi diamo la parola al sindaco, così parla con la sua popolazione, perché ne facciamo parte, siamo senegalesi e facciamo parte della popolazione di Lumezane, così almeno dopo possiamo darvi tutto il tempo libero. Scusiamo comunque. Prego sindaco. Grazie. Buonasera a tutti. Non è stato un brutto ritardo perché ho avuto la possibilità e il piacere di ascoltare i nostri cantanti, i vostri cantanti che ci accompagnavano e che hanno saputo coinvolgere, adesso so che è diverso tempo e diverse ore probabilmente che cantano, ma hanno saputo coinvolgere tutti voi che eravate qua. È bello essere qui per me stasera e è bellissimo dal palco il colpo d'occhio, non ne avranno con me la parte di destra gli uomini, ma i colori delle vostre donne sono meravigliosi. E sono i colori della terra, i colori della natura, i colori del sole, sono quei colori che accomunano il modo di vedere il mondo di tutti gli uomini. Sono anch'io onorato di avere ospite nel mio comune, di avere di nuovo tra noi il console e di avere il vostro importante ospite qui stasera. Per noi
Questi momenti sono importanti perché per voi è un momento di festa, è un momento di riflessione, ma per noi è un momento in cui riscoprirci come una comunità ampia e diversa che deve essere in grado di valorizzare le differenze. Se c'è qualcuno che vi dice che siamo tutti uguali è un bugiardo e guardandoci intorno, più che altro voi guardando me, capite subito che non siamo tutti uguali. Ma il fatto di essere diversi non vuol dire che dobbiamo stare in due posti diversi. Il fatto di essere diversi vuol dire che siamo in grado di arricchirci l'uno con l'altro e questo è il modo che, io dico per fortuna, spesso succede nella nostra città, succede a Lumezzane, grazie anche alle persone e agli immigrati che a Lumezzane sono venuti a stare. Noi abbiamo un'alta percentuale di immigrati, abbiamo la vostra comunità senegalese che è una comunità importante, ma abbiamo 80 diverse provenienze come paesi d'origine presenti qui sul nostro territorio a Lumezzane e vi sfido a ricordarvi un episodio o un avvenimento in cui il vivere insieme abbia fatto nascere dei problemi dentro la nostra comunità. Io personalmente non ne ricordo tanti discorsi che non mi piacciono, tante posizioni che non condivido, ma se andiamo poi a vedere nel concreto, io incidenti, situazioni pericolose, situazioni da gestire difficili non ne vedo. Abbiamo come comune, c'è qui l'assessore ai servizi sociali, situazioni che però riguardano immigrati e italiani, che sono le situazioni che anche voi vedete nella vostra comunità, le situazioni di povertà, le situazioni di bisogno. Ma il bisogno non ha colore di pelle, il bisogno e la povertà sono situazioni in cui il comune quando riesce, la comunità nella sua interezza quando riesce, deve tentare di risolvere, ma non è certo il colore della pelle che fa nascere queste situazioni, è semmai la mancanza di lavoro, è il contesto, sono le opportunità. E io credo che per fortuna la nostra città abbia saputo dare a molti di voi questa opportunità che si basa prima di tutto sul lavoro. Mi diceva Balla prima che il tema che poi verrà affrontato è quello della solidarietà. È un tema che mi sta molto a cuore, di cui tra l'altro ho parlato sia nelle ultime ricorrenze civili che abbiamo avuto. La solidarietà significa stare attaccato all'altro. Essere solidale vuol dire diventare una cosa sola con l'altro e quando divento una cosa sola con l'altro, se io sono più forte e lui è più debole, io do a lui la mia forza e lo aiuto a fare il passo che deve fare. Stare attaccato all'altro vuol dire che le mie debolezze diventano la forza dell'altro e viceversa e è questo che dobbiamo riuscire a fare tutti insieme perché in fondo siamo tutti fratelli. Io dico, non credo e non crediate a chi vi dice che siamo tutti uguali, a chi vi dice che le religioni sono tutte uguali. Dobbiamo mantenere le nostre radici e io credo che con i canti di prima, ma anche ogni volta che mi capita di parlare con qualcuno di voi, si percepisce e si capisce quanto è l'amore che avete, anche se magari è 30 anni che siete a Lumezzane, per la vostra terra d'origine. Non dobbiamo rinunciare alle nostre radici per andare tutti d'accordo, ma dobbiamo conoscere le nostre radici e poi comportarci nella comunità secondo delle regole condivise. Questo ci permette di essere davvero liberi ognuno di professare la propria religione, liberi ognuno di scegliere come educare i propri figli, sapendo che quello che ci è chiesto e che il dovere che abbiamo tutti come comunità è quella di rispettare delle regole comuni che ci permettono una convivenza pacifica. Grazie a tutti e buona festa. waaw defe naa ni dañuy jéem a tënk tuuti rek pour sëñ Moustapha ak ñeneen ñi waaw nee na retard bi moom defe naa ni retard bu ko neex la ndax defe naa ni yàlla bu mu nekk comme kii ba nga xam moo nekkoon Tiwaawan te doon bañ wasifa tombeek
ki doon wax Tiwaawan te mu doon ki fi tubaab bi indi woon muy bañ wasifa ba ñu jëlee ko fi ba ki Kaolack ba ñu mujjee indi koo xamante ni moom wasifa bi da koo neex ba mujj gi da koy lool da koy berse kon boog nee na toog na am temps wu déglu way yi mu neex ko lool donc kon boog retard la boo xamante ni bu ko neex la beneen bi moom mooy nee na ñun ñëpp benn lañu c'est vrai que duñu benn mais benn lañ ne Senso dafa bëgg wax ni soo xoolee di nga gis ni duñu benn mais ça ne veut pas dire duñu benn ñun ñëpp bokkuñu mais ça ne veut pas dire que ñoom dañoo war a toog ne ñun ñu toog na lee déedéet ci biir diversité bi ci la ñu war a mën a liggéeyandoo ba nga xamante ni ñu mën a vaincre yenn difficultés yi beneen bi mi ngi wax ni alhamdulilah nee na biir Lumenzano am nañ 80 communautés mais amul benn yoon boo xam ne communauté sénégalaise woo nañ si na ko ñu wax ko ni ko sénégalais yi ñoo def lii loo xam ne mën nga cee teg sa loolu sa loxo donc kon loolu sant yàlla te donc ñaan ñu gën a góorgóorlu te xam ni sas la beneen bi moom mooy mi ngi wax ni waaw def naa noonu la ko tënk sax naan ci yooyu la ko tënk defe naa ni en grosso modo ci yooyu la ko tënk donc anche noi diciamo grazie al sindaco, noi abbiamo l'associazione dei senegalesi e abbiamo visto il riscontro che fate voi nei confronti delle associazioni e poi Lumenzano è stato sempre aperto per la nostra comunità, quindi noi non possiamo lamentarsi o magari avere dei posizioni magari che ci impedisce di lavorare insieme. Quindi dico sempre grazie al nome di tutta la comunità senegalese e magari ci auguriamo che vada avanti così i senegalesi non creino nessun problema. Siamo comunque molto lieti di averli accolti. Grazie mille comunque. Grazie mille. Allora, l'altra cosa è che non so se maa ngi àggale italien ma ni waaw dama doon laaj ndax donc kon boog dañuy jox kàddu gi d'abord sëñ Fallou Sarr ndaxte ci xale yi nga xamante ni ñoo doon jëmmal bis bi à chaque fois daf ci am ñoo xam ni dañuy dem wala daa am keneen koy waxaat ci ñoom. kon bàyyi ko ma dem. Sindaco, possiamo trattenervi un attimo? Mën nga wax après. ma wax nga traduire. Bismillah. Accia. Dice che vi saluta tutti e vi dà il benvenuto. È davvero un piacere per noi. Che vi vediamo con nostro evento, che abbiamo un evento di quel genere e che vi vediamo nei nostri vicino a noi. Si può dire che siete voi il capofamiglia della famiglia senegalese qua a Lumenzano. La conferma è che la vostra presenza qua avete lasciato tutte le preoccupazioni che avevi, tutto il lavoro che dovevate fare prima per stare qua vicino a noi a assistere, quindi è molto molto contenta della vostra presenza.
Allora, dice che hai menzionato due cose molto importanti. Hai detto che siamo diversi, è vero, perché il mondo è un villaggio planetario e che noi dobbiamo accettarsi nella diversità. Quindi se ci deve essere magari differenze molto particolari tra italiani e senegalesi, vuol dire che non abbiamo percepito il significato di cosa vuol dire vivere insieme in comunità. È vero che noi viviamo di solidarietà, perché vedendo la gente lì davanti a voi, se non ci fosse quella solidarietà, quel sacrificio che ognuno dà a aiutare l'uno l'altro, non ci può essere tutta quella gente lì davanti a voi. A noi la nostra religione ci dà l'obbligo di convivere insieme, perché non essere musulmano e non essere di un'altra religione non vuol dire non condividere tante cose, perché siamo diversi ma dobbiamo accettarci nella diversità, perché è quello che ci dice la nostra religione musulmana. Dunque il principio di solidarietà è molto molto importante. E già la globalizzazione si vede già, perché ognuno deve dare qualcosa, così il mondo va avanti. Faremo di tutto per rispettare regole, leggi e tutte quelle della comunità italiana, soprattutto di Lumezana, per far sì che noi possiamo stare in quella società, in quella comunità, così augurandosi che da voi che siamo un po' tutelati come nazione che non è italiano, ma però nel rispetto delle regole. Ma è vero, lì si inorgoglisce del fatto che dice che i senegalesi non hanno problemi qua, è una comunità calma, e che se non fosse così non ci sarebbe già il console qua invitato a vedere quell'evento, neanche il sindaco non sarebbe stato invitato, perché crediamo in noi e sappiamo di poter fare qualcosa in più nel rispetto sempre delle regole. Quindi grazie del cuore. Speriamo che tu condivisa allora il ringraziamento con la Marcella e con la Anna. Quindi grazie del cuore, sono tante cose che non possiamo neanche dire in italiano. Diamo 2 secondi al console così almeno ci diamo.
Dice che non può dire parole perché lui waaw kon defe naa ni mën nañoo continuer ñi ngi dellu di sant di gërëm di sant di gërëm Sindako ak ñi mu àndal ñëpp parce que honneur la tamit pour ñun mu ñëw fekkee li nga xamante ni moom lañ fiy def kon boog war nañ fu nu toll di góorgóorlu pour que waaw donc dañoo wax ni ñu taxaw daal di julli ba pare ci ginnaaw am na ñu prévoir fii ci ginnaaw إلى آخر الدهر أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيئا إلى آخر الدهر أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدور لمن أنتمي إن لم يكن لجنابي بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر خلالك جو القلب يا طير حبي فبيضي بخير وصفري أسعد الطير لطيف بما في النفس والروح ذكر وألطف منه فيهما نكتة ذكر يزيد علينا أخذة وهو غائب فأكرم به من غائب وهو في الحجر فتنعاش محمودا ومات محمدا وفي حالة يدي وفي حالة يقين وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر فتناش محمودا ومات محمدا ففي حالة يدي وفي حالة يقري تربى على هاتين إرثا ونشأة كريما وفي هاتين رمز من السر أخلاء إن أحسنتم غير وصلي فدونكم عهدي ودونكم يسري بلاء على آل الطريقة سقطوا بقول من الحبر الذي أعظم الحبر وقال به الرحمن نكيد عدونا ونجى به الأصحاب من قبضة الشر أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا وقال به الرحمن كيد عدونا أنا صبي المكتوم وي ونجى به الأصحاب من قبضة الشر
بالمحمود بالختم بالرضا وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدر سري شيخني بأحمد بالمحمود بالختم بالرضا وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدر بأحمد بالمحمود بالختم بالرضا مكتوم وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدر كفانا لباس الخير عن كان عهده لدينا ثنيا في لباس من الخير رمى فأصاب الصيد كل إصابة فلم يبق إلا أن نقابل بالشكر سماحة تغني المريدين عن ندى برم بنكار بي ورق فتو بالمؤمنين عن السير يمينك لا أنسى يمينك دائما أبا الفضل ما لغير ذكرك من ذكري يمينك لا أنسى يمينك دائما أبا الفضل ما لغير ذكري أمين وقفت على باب الخليفة أقتدي من آلائه وباء فآوي وفق جودها فإن لم يكن باب الخليفة عصمة لنفسي فما معنى الرضا بوجودها أرى كل أسباب الحياة تقودني إليه بأمالي لها وعقودها فجادت لروحي بالسكينة روحه وأية أرض لم تجد بوفودها وجدتك شخصا لا يمل من الندى إذا دنت الأشجار يوما بعودها وكنت وما الأحكام تنهاك لحظة عن اللطف لو أرضيتها بحدودها وفيك من الأخلاق ما اقتدعت له عناصر هذا الكون تحنو بجيدها وكنت أمير الحق والصدق والوفاء رفيقا ببيد الأرض بطرا وسودها لذاك توسلنا منبوي إليك بكل ما أتتك السماء محتلة بسعودها أبو بكر وإن كان في الخبر رضينا بالشيخين لذاك توسلنا إليك بكل ما أتتك السماء محتلة بسعودها كن لا إله loolu mbir la ñoo ngi jégalu waaye tamit loo xamante ne la farata la woon mun ñu koon ñàkk a joxe dañuy pour bañ a sori dañuy jox oustaz sëñ Fallou pour que mu dugalal ñu Dame Gueye pour mu jàngal ñu tuuti alxuraan oustaz dañuy wax ni temps bi dafa xat moo tax te gisuñu
Kumba Gueye mi nga xam ne moom nga ñu waxoon pour que mu ñëw jàng moo tax ñu ni woon suñ ko mënee limité ci daam rek dina baax bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi fadilatu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Abdoul Aziz Al Amin ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko dalal jàmm di ko wax marhaban ahlan wa sahlan waaye itam di ko jox nuyoo bi mu jotal ñu ko mboolem ku fi teew ci taalibe góor ak jigéen mag ak ndaw di ziyaar itam boroom xam-xam yi nga xam ne teew nañu ci bés bi kon xam naa ngir waxtu wi njëtt nañu duñu guddal dañuy woo rek sëriñ daam mu ñëw barkeelul ñu ay aaya ci alquran. ñu ngi wax nag ci turu madrasatu sunnatu rasul bu Tuubaa Lumbe Saane te sëriñ Mbay Siise jiite ko ak sëriñ Modou Gueye waaye itam sëriñ Saalihu Sidi jëwriñ ji jombul moom waxoon na ne bëgg naa teew xëy na xat-xat la mën naa am balaa ñu jeexal mu agsi ñu waxoon ne dañoo bëgg ñu ubbi ay aayaat ci alquranul karim ngir barkeeloo ko ci bés bi ñu jël nag sëriñ Dame Gueye moom muy xale boo xam ne ci daara ji ci madrasu sunnatu rasul bu Lumbe Saane fi la jàngee ba wàcc alquran bay toppaat ba xaajalaat nga xam ne incha allah diir bu gàtt mën naa jeexalaat kaamil bi jëloon itam soxna Kumba Gueye nga xam ne moom itam fii la dale jàng ci daara ji ba jeexal na daanaka téereb kaw bi kon dañuy jox xale yi rek ñoom itam ñu wuutu fi mboolem donga yi nga xam ne ñoo jàng ci daara ji di madrasatu sunnatu rasul kon sëriñ daam tafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. jërëjëf sëriñ daam yàlla na la yàlla taxawu sàmm la sàmm mboolem xale yi nga xam ne ñooy jàng alquran
di ci dab na mi kon dañuy jox kumba rek mu barkeelu moom itam ci ayat yu gàtt rek insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم sadaqallahul azim wa ballaqa rasuluhul mustafal karim. sëriñ daam dafa mel ni am na benn message bu mu war a jàllale sëriñ daam bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. man damaa bëggoon a jottale benn message rek mooy mboog xale yi toll ne man te jànguñ alxuraan maa ngi leen di conseiller ñu ñëw ci jàng ci daara bi ndax alxuraan mooy li nga xam ne si ne moo lay yóbbu aljana te nag may soññi parents yi tamit ñu dugal seen doom ci daara yi ndax même bu fekkee parent bi moom bi mu nekkee xale papaam dugal ko daara moom comme war naa gën a góorlu ba fay ko ci doomam ba dugal ko alxuraan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kon nag message baa ngoogu yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp. sëriñ bi ñu ngi lay dellu di la ziyaaraat bu baax a baax di sàkku ceew nga ñaanalal ñu sunu donga yi sunu doom yi sunu jarbaat yi nga xam ne seeni wayjur dañuy jàngi école bu ñu xëyee ba 4 heures la ñuy wàcc bu 4 heures ñu ñëw ca daara ja di jàng foofu alquran kon nga ñaanalal ñu leen yàlla def leen magi lislaam te lépp luñ ci bëgg rek sunu borom defal ñu ci lu kawe sunu njortu. ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew di sant itam waa daayira bi nga xam ne mooy almutahabbuuna fillah ci njiital sëriñ Mandaw Kase ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla mu defal leen tawfiq ba jataay bii sunu borom def ko ay yiw ful ko nangul ñu ko ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. kon ñi ngi nuyu bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne teew nañu fi di joxe foofu kàddu gi rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf sëñ Fallou al ulama warasatul anbiyaa yi defe naa ni sëñ Fallou yow ak sëñ Saliou dañ leen di bëggee ndaxte yéen ñaar yéen a ñuy taxawul xale yi te dañuy ñaan waaw donc defe naa ni sëñ Fallou dun yow ak sëñ Saliou duñ leen remercier mukk lu bëri wax ci ak Pape Moussa ñoom ñoo fi nekk di jàngal xale yi ñu ngi sant tamit ngeen di sant di leen ñaanal yàlla yal na yàlla doon leen sutura musal leen ci seytaane ndaxte li ngeen def yombul donc yéen loolu la ñu amoon ci luñ doon def ci bis bi tuuti na waaye xeeb nañ ko ndax temps moom moo ñu njat waaye dafa am ñu may ñu ay remerciements yu ndaw yak yoo xam ñu def ko li ñuy wax naan bay ci say wowu tànk sëñ Moustapha dañ lay seedeel ni li ñuy njëkk a remercier moom mooy sunu jigéen ñi te man ñi ma ciy jiital ñi leen ci jiital dëgg-dëgg moom mooy daayira Maam Jaara Buso
ndax jigéen ñi dañoo wax ni biñ dañoo toog xalaat ni comme que togg yi dafa xaw a doy waar ñu am benn part bu leen jox ñi leen lii kat defaral leen ñu ko ñun ñu féetewoo li ci des te tamit tey ci suba bi nekkee ci togg yi ñoom ñun ñoo fa nekkandoo ak ñoom da ngay dem ba mu gis da ngay yaakaar ni ñoom ñoo moom bis bi te comme te nit ki bu fekkente ni li ngay woote ci yow dëgg la ñun la bëggal sa moroomu jullit comme ni nga bëggee sa bopp te ñoom loolu dañ koo wone dafa am exemple bu rëy bu ma doon wax boo xam ni maa ngi koy wax sànq billaahi wallaahi Alassane Goudiaby sëriñ déglul tur bi may wax Alassane Goudiaby sunu mbokk la boo xamante ni daayira Maam Borom Touba la bokk li muy def ci sunu daayira ak ci togg nit ñi man duma ko def ca waañ wala nekk di raxasandoo ak jigéen ñi billaahi dama dem ba mujj gi ma ne ko oustaz sama lu ma ko wax dama ne ko yàlla dafa tagg yonent bi ci jikko ma ne ko yow jikko yii nga yor oyof bu nu toogee même ci association bu jikko yii nga yor man de bu ma sañoon am ko dafa oyof ca waañ wa wallaahi ñu ngi nii duñ ma bàyyi ma fen dama ne woon naa ko te bëggul ñu wax ko moom bëggul benn yoon ñu wax ko Alassane Goudiaby bëggul benn yoon ñu wax ko kon boog dañuy ñaan ngeen ñaanalal ñu ko yàlla ba nga xam yàlla ko yàlla fay xolam yàlla ko yàlla dollu sutura te dafa doon exemple boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci roy ñun ñëpp donc waa Loumenzane ñu ngi leen di sant leen gërëm daayira Touba Loumenzane mi ngi nii ñoom ñëpp tey fa lañ añee tey temps bi moo ñu xat pour mën a moo tax duñ mën a développer mais li ñu boole moo ëpp dañuy sant di gërëm am na loo xam ne mënuñu koo tudd waaye suñu xol tudd na ko ñoo ngi ñaan yàlla dolli leen sutura fayal ñu leen gën gi fay ak xale yi nga xamante ni ñoom ñoo taxawoon tey nekk ci daayira murid bi ñëw ànd ak xale yi yëpp ñëw nekk ci organisation bi depuis ce matin donc ñoo ngi sant di gërëm te tamit di mention spéciale tamit suñu jigéen ñi nga xamante ni damay dem mujj gi man leen vraiment metti na mais nag muñ leen rek loo muñ mu jeex ndaxte tamit yombul nga nekk ci daayira bi di def sa xaalis di ci def sa coono di ci doo leen tëdd doo leen yendal doo leen fanaanal te boo leen xëyaatee tamit war ngeen a dem defar ba mu baax ba pare ñëwaat solu ñëw toog fii yàlla na leen yàlla jubaleel seen i jëkkër classe yi ñoom rame gi ñoom ñaareel bëgguñu ko yàlla na leen yàlla musal ci ñaareel waaye ñi ngi ci am ba pare yàlla na leen yàlla booleeg seen i wujj defal leen doon leen sutura donc Serigne dama bëgg a jox sunu consul pour que mu sànni ñu ay kàddu ci di ñaan yàlla doolu ñu sutura bismillah. aouzu billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmani rahim asalaamualeykum mbokk yi may nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen nag ballu ak gannaaw ma leen baalee ak ba noppi waaye nag di leen xamal ne dama am ndigal moo laataa may jël kàddu gi di nag tàmbali si nuyoo bi di jox wàccuwaay suñu xarit suñu soppe suñu wasila suñu mbokk mbi sëñ Moustapha ibnu sëñ Al Amin di ñaan yàlla yàggal taxawaayam fii bu baax a baax mu yàgg fee ñëw yàgg ñee bégal waaye nag damay daal di jël samay oom rek nag sëriñ di sukk si sa ay tànk di la jéggalu la tàllal sama ay loxo ndaxte naam di nga duggee ci dëkk bi yàgg na waaye ma lay biral rek li ngeen ma teg ak li ngeen ma sant rek si laa nekk ndax ci askan bi laa nekk di dox naam mënuma dajal ñëpp comme ni ko sama papa Mbay si di waxee waaye dinaa jéem af lëf la ma ca mën moo tax may soogaa ñëw tey jii waaye di la biral di la xamal ne du sama coobare te maa ngi siy jéggalu bu baax a baax la tàllal samay loxo di feddaliwaat kóllëre di la naan nga ñaanal ñu si Malick su loolu weesoo nag may nuyu wax dëgg yàlla di sant bépp kilifa rek boo xam ne fekk naa la fii si saal bi di la jox sa wàccuwaay di ko tàmbalee nag si suñu nijaay di suñu papa di tonton Cheikh Ndaw waaye nag am naa yaakaar ne su ma jëlee nuyoo bi tegal ko si loxo sëñ Saliou mii nekk ak yéen biir Loumenzane
dina wasaa àgg ci lu Médezane yëpp kon seen saali nuyoo bi manqué teg ci sa loxo sëriñ nag di la xamal ne nag ñëw nga si sa biir njaboot tàmm nga fee ñëw yàgg nga fee ñëw waaye soxla yaa ngi gën di bari sëñ di la xamal ne nag mbir mi xaw na tar tuuti waaye thème bi tey bëggoon naa nga ñambaasaale si itam dañ ne solidarité wala itam ñu wàllu si ñu bokkale boole ci itam mbirum doxalin ci biir kër yi ndax kër yi bari na problème lool ñi sàkku seen ñaan waaye itam di wax nga wax ak suñu borom kër yi suñu càmmiñ yi suñu ay frère suñu ay borom kër ne xale yi duñu ay arme te ñu ngi jël xale yi wax dëgg yàlla di ko def arme ak seeni ay soxna su ma ko waxee man ma nekk ca consulat ba moo tax ma wax ko ndax damay jànkoonteeg difficulté yu bëree bëri barki démb moo ci mujj da ngay gis ku dugg ci bureau bi toog di jooy ba ay rongoñom dal ci dënnam muy jooy ndax lan amul autorisation parentale ndax am na problème ak borom këram te mënta wax dëgg yàlla defaral xale bi këyit gone gi nag wax dëgg yàlla du moom moo ñaan ñëw ci àdduna waaye bu xasee ba dugg ci àdduna yàlla dafa def ne il n'a pas choisi à naître mais il a un devoir et un droit sur la vie kon dañ ko war a accompagner jàppale ko yir ko ndaxte nag après tout doom nawle rek la kàddu yi nag tey du mën a gudd may jéggalu ndax dama amaat beneen manifestation boo xamante ne xamaane na sax dinaa xaw a guddee tuuti wante nag mënumaa tëj te duma sant duma gërëm ñi nga xamante ni ñoo toog ci table bi te di ñu bëggee saa su ne dama am contentement ndaxte li ngeen di woy dafa wane ne lu jóge ci xol rek lay tàbbi ndax si ndako bi moo ko wax léegi te xam naa ne ñoom en général du ñuy tricher lu ñu wax dañ koo sentir kon li ngeen di woy yàlla na yàlla wéral ba di kenn ñu leen di ñaanal ngeen seen taxawaay yàgg fi loolu mbay wax dëgg yàlla ngeen yàgg ñoo bégal te di waat yàgg dañu delloo si waat di leen sant na di leen gërëm wax dëgg yàlla di nag ñaan leen dafa am suñ benn mbokk bu làqu ajuma ba léegi ci laa nekk xaw na ma gàllankoor tuuti may ñaan nag ngeen jàppale ñu pour ñu identifier ko ndaxte dama ko yéex a yëg ndax ajuma si suba la astafurlah jeudi si ngoon laa ko yëg ñu xëy ajuma di ci dox daanaka am na weer ci auditorio bi nekk Milan xamuñu ay mbokkam xamuñu ay dëkkandoom xamuñu kennam pièce d'identité baal nañ ma yónnee muy benn pièce benn photo boo xamante ni mooy carte d'identité italienne am ma leen di ñaan nag ndaxte dem nañ keroog ba dañ dem ju dem ci naar yi oo ko pour ñu ñëw waajal ko mais ñu ngi ñaan pour ñu téye ko seet ay mbokkam jéem a xool nu ñu def bu dee mën naa nekk ñu delloo ko ca réew ma dinañ ko jàllale nag ci télé bu ñu mën jox naa ko léegi oustaz ne ko na ma si jàppale jox naa ko aussi waa CAT ak ñoom Omar ak A2 TV ak D24 fu ñu ko gis ngeen jàppale ñu pour ku ci mën a xam lenn lu mu tuut rek ngeen dimbale ñu bañ mën koo mën a jàppale suñu mbokk boobu di leen sant di leen gërëm di ñaan lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko suñu borom def ay yiw te ñu bokk ko ñun ñëpp di xam ne nag si tàllal nañ suñu loxo soxla yi bari na waaye am nañ ci yéen yaakaar lool jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran jërëjëf consul ñu ngi lay sant di la gërëm li ma lay wax chaque jour c'est pas évident ndaxte dañ lay soxla fu nekk mais nag tamit boo yoree sa njaboot moom defe naa da ngay tëddee njaaxaanaay rek waaw parce que am na situation yi demee nii moom defe naa ni mënul ñàkk dafa am lu ma doon ñaan ndaxte dama yor liste boo xamante ni sincèrement dafa bëri te ñi fi def te yàlla tax rek bëri nañ te vraiment bu ma taxawee fii di lim moom laa doon waxtaan ak président léegi su fekkente ni dafa am ñoo xam dañoo ñëw yàlla rek tax yàlla na leen yàlla fay gën gi fay ci barka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay individualité mais su ma ko taxawee di lim sincèrement duñu dem ma doon ñaan ngir yàlla rek su fekkente ni mën nañoo def 100 sëriñ loolu de problème boobu laa am su fekkente ni nag problème boobu kiiwul nag moom dëgg-dëgg mën naa tudd ku ci nekk mais dëgg-dëgg liste bi yëpp laa yor
pour wax képp ku ñëw rek yàlla na la yàlla faye ajanay firdaws ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na leen yàlla dolli sutura asalaamaaleykum wa rahmatullah خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون